ngi fii ci gare des Beaux Maraîchers bu Pikine il est 22h20 gis ngeen camion yooyu ci ginnaaw opération de déguerpissement moo fi am des dizaines et des dizaines de personnes ñu fare ca UCG la ñu mobiliser ngir ñu amal fi ay libération d'emprise gis ngeen camions yi ni ñuy fonctionner noonu di fas yéene raxas bërëb yi nga xam ne ni yëpp ñoo wër Beaux Maraîchers même ci biir gare bi aussi am na ay opération nit ñi waa UCG surtout ñu ngi ci biir di balek yi ni mel ñu fas yéene wan leen image yi fi nar a tukki comme ni ngeen ko gisee noonu ñu ngi ci biir gare Beaux Maraîchers ñu ko waa élément UCG yi nekk di ko bale noonu lii lépp nag dafa jëm ci préparatifu reprise au transport interurbain yi parce que à partir de dimanche prochain lay recommencer waat dégg ngeen le ministre nu mu ci communiqué et tout moo waral nag jëfin ji tey ñu dajaloo tey fii ci heure bi 22h30 presque ñu nekk ci biir di bale fii ci biir gare Beaux Maraîchers kon di préparer reprise transport interurbain bi ci biti aussi aux environs de la gare aussi tamit ñu ngi doon libérer certaines emprises am na ay tables yi nga xam ne nii jëlee nañ ko fi et tout donc li moo amagum ci biir gare Beaux Maraîchers bi. waaw tey ci guddi dañoo ñëw fii gare routière Beaux Maraîchers bu nekk ci Pikine nga xam ne nii c'est une gare la bu am importance bu am solo boo gisee gare bi depuis bi ñu amee pandémie Covid-19 bi dañu ko tëjoon sàmmonte ak li nga xam ne nii moom la gouvernement bi bëgg li gouvernement bi bëggoon mooy. fexe ba xeex propagation coronavirus moo tax bokkoon na ci mesures yi ñu jël ñu dakkal dem bi ak dikk bi ci diggante région ak région wala département ak département loolu moo indi woon gare Beaux Maraîchers fermé mais gis nañu gouvernement bi jël na ay yeneen dogal yu bees yoo xam ne nii day benn mooy autorisé waat nañu transport bi entre dëkk ak dëkk te fii xam nañ gare routière li muy joué ci rôle ci maanaam wàllu façon xeetu transport boobu tey ñu ñëw fi ak ministère en charge de l'hygiène publique avec son unité opérationnelle muy UCG ànd ko ak aussi le gestionnaire de la gare pour mun a fexe ba nga xam ne nii ñi nga ñooy usager gare bi mooy ñi nga xam ne nii ñoom ñoo fiy ñëw muy transporteurs yi di yëpp fii ay clients ak clients yi fiy duggee aussi xam ne dinañ fekk benn gare boo xam ne pare na pour mun a doxalaat li nekkoon rôle am dinañ ko désencombrer dinañ ko nettoyer lépp loo xam ne nii day fexe day fatt circulation bi ñu dindi ko et li ci njëkk mooy tali bu ndaw bi nga xam ne nii oto yi bu ñu génnee ci gare bi foofu la ñuy jaar pour mun a dem ci route nationale bi gisoon nañ ni meloon dafa jéggi dayoo ndax commerçant yi ñëw nañu jël ko carrément ba nga xam ne oto sax dootu fa daw loolu dinañ ko dindi pour permettre ñi nga xam ne nii ñoom ñooy jógee ci gare bi jaaree ci tali boobu pour mun a génn ci route nationale bi mun a dem à l'intérieur du pays donc loolu ñu ngi ciy gërëm les deux ministères le ministère bi nga xam ne nii moo yore transport terrestre mais di nga ciy gërëm aussi le ministère bi nga xam ne nii moo yore wàllu cet gi muy le ministère en charge de l'hygiène publique bi nga xam ne nii indi na matériel bi yëpp bi war pour tey ci guddi ñu fexe ba suba wala ginnaaw suba gare bi pare pour mun a accueillir encore ñi nga xam ne nii ñoom ñoo koy jëfandikoo. dama ñëw di fi taxawal ministre Abdou Karim Fofana mi ñu dénk hygiène publique ak cadre de vie gouvernement bi dafa bugg a yombal dem ak dikk bi moo tax ñu ubbiwaat gare bi loolu it day tax incha allah lundi bii ñuy dëgmal. xam nañ ni dina am benn rush bu bëri donc loolu moo tax it ñu indi li ñuy wax désencombrement am na ay mbedd yu nekk fii dinañ fexe nu mu gën a leeree gën a yaatu bu ko defee dem ak dikk bi gën a yomb loolu moo tax it colonel Maguette Mbaye mi yore lutte contre les encombrements ñëw teew fii di coordonner opération boobu ñu ngi ciy remercier effectivement monsieur le préfet mi fi teewal ministre yëpp évidemment day wane tamit ni que question bi ñëpp ko bokk question sanitaire la waaye question de transport la gis nañ ko question sociale la question de cadre de vie la waaye yëpp benn bi kese la dañuy profiter rek di ñaax ñëpp état mi ngi jéem kéem kattanam kéem lim mën ci lii gën a yomb ndax lu ñëpp doon laaj la waaye pour mu antu ndax ñi ngi nettoyé
waaye nag dëgg-dëgg fexe tamit ñu maintenir niveau de salubrité boobu. ñi ngi tamit lancer message ñenn mooy gestionnaire bi ñu ngi ci doon waxtaan sànq ci mesure de prévention yi pour mu gën ko yokk gën a ñaax nit ñi gën leen soññ ci loolu. transporteurs yi évidemment ndax mbir mi bu taxawoon it ñoom lay gàllankoor la preuve toog nañ ñaari weer yoo xamante ni liggéeyuñu ñu ngi leen koy massawu donc pour mu jaar yoon it ñoom it faw ñu jouer ci leen rôle boobu ci mesure de prévention yi. et évidemment la population ndax ñoom ñoo koy jëfandikoo te it laaj na ku nekk tamit dans la mesure du possible jéem a xool nan lay faire respecter mesure yooyu. bu ko defee incha allah rabbi ñi ngi ñaan lii gan gi teel fee jógee wala bu fi mu bañ fi lawlu niñ ko doon ragalee. kon mbokk ñuy teewlu ci Sénégal 7 gis ngeen ko ni ngeen ko gisee sànq ci lu ñu jëm nag tax muy reprise transport interurbain yi maanaam oto di daw dëkk ak dëkk tax ministère de l'urbanisme de l'hygiène publique amaloon fi ay raxas opération de désencombrement ci biir gare Baux Maraîchers bi raxas nañ ko maanaam bale nañ ko waaye aussi lu wër gare bi yëpp aussi élément UCG aussi def nañ seen kéemtalaay kattan biir dindi yenn emprise yi désencombré ko ba mu baax comme ni ngeen ko gisee ci image yi kon daal bu ñu aussi waxtaanee ak ñi nga xam ne ni ñooy saytu wàll wi nee nañ daal njott nañ ne gare bi daal fin près daal pare na gare bi pare na pour daal démarrer loolu ñu jëm muy ubbi transport interurbain yi kon dafa rek renvoyer responsabilité sénégalais yi ñëpp ñi nga xam ne nii ñu ngi fas yéene tamit tàmbaliwaat dem geeg dikk yi ñu soññ leen aussi ñu sàmmook set ak yenn distance yi nga xam ne nii ak yenn jumtukaay yenn taxawaay yi nga xam ne nii ñu ngi leen koy sant kon fii la ñu yemalee jotaay bi di leen dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.